benn waxtu jot na mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média ñu jukkil leen xibaar yi. li ci gën a fës Birame Souleye Diop administrateur parti PASTEF ma nga toog di xaar procureur de la république tey la ñu ko déféré Abass Sall di coordonnateur PASTEF fii ci Ndakaaru Fatima Mbeng ak Patricia Ngandul kazalika yóbbuwaat nañ leen ca kanamu procureur ajjuma gi weesu lañ fa njëkkoon a jàll Ousmane Sonko ak commission ad hoc bi ñu taxawal ma ngay càmbar ay mbiram donte sax Sonko ci boppam demul Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy ñoom it demuñu ndaxte dañoo tekki seen ndombol tànk ci commission boobule loolaa tax Cheikh Abdou Bara Dolly bu bokk gis-gis di sàkku ci Cheikh Bara Dolly te mu jiite groupe parlementaire bu PDS ngir rek moom itam mu taal di tekki ndombol tànkam li ko waral daa ngeen ko dégg ci biir xibaar yi juróom ci ñu tegoon loxo fekk ñu bëggoon a def tawaf ca jumaa yi Touba tey la ñu leen xëy yóbbul procureur trouble à l'ordre public bokk na ci li ñu leen di toppee campagne ñàkk bi ngir xeex feebar bi di mbas mi ëllëg ci talaata gi lañ koy tàmbali fii ci Sénégal tey la ñu doon taxawal kuréel gi saytu liggéey bi Awa Mbaye daan ci gën a gindi xibaar yi biti réew daañ ci ànd ak Georges Déthié Diop tàggat yaram Malal Diagne Junior li ci yéenekaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM tey ñu sampap laaj ndax dañoo war a soppi wala bokk xoolaat texte yi jëm ci dindi mbalaanum kirilaayu député yi li ko sabab nag di mbirum Ousmane Sonko ci njeexitalu xibaar yi lay doon Abdoulaye Diop moo faree ci machine yi. mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook mbirum Birame Souleye Diop di administrateur parti bii di PASTEF ma nga toog di xaar procureur de la république tey la ñu ko déféré Abass Sall di coordonnateur PASTEF fii ci Ndakaaru Fatima Mbeng ak Patricia Ngandul kazalika ñoom itam yóbbuwaat nañ leen ca procureur gannaaw ba ñu fa njëkkee jàll ni ki ajjuma ji weesu ñu teewlu ci maître Babacar Ndiaye bokk ci avocat yi leen di layal. soo si gisee daal Bassirou ñoom kii nañ leen déféré woon vendredi bi passé mooy ñoom Abass Sall Marceline Kandoul et Fatima Mbeng ak Dayirou Thiam aussi ñoom depuis vendredi na leen déféré mais tey nañu déféré Birame Souleye Diop tey ji nañ ko déféré kon ñoom ñoo ko actuellement ñu ngi xaar ban décision daal la ci procureur de la République bi jël par rapport si li si topp après pour le moment gisaguñ ko ñoo ngi xaar en tout cas ñu ngi xaar xool lan lay daal kilifa yu yor affaire yu justice lan lañu ciy dogal pour le moment ci loolu daal nañu nekk pour l'instant. mu nekkoon maître Babacar Ndiaye bokk ci ñiy leel Birame Souleye Diop ak Abass Sall Fatima Mbeng ak Patricia Ngandul dem ci assemblée nationale fekki Mohamed Alimou Ba nu ngi lay nuyu Alimou. maa ngi lay fay El Hadj Barthélémy. waaw Ousmane Sonko ak commission ad hoc bi ñu taxawal ma ngay càmbar ay mbiram donte Sonko ci boppam ñëwul naka noonu it Cheikh Bamba Dièye ak kii di Moustapha Guirassy. waaw càmbar bi sax mun nañ jàpp ni jeex na ndaxte léegi la commission ad hoc bi ñi fa bokkoon génn kii di sëriñ Cheikh Bara Dolly koo xamante ni mooy président groupe parlementaire liberté et démocratie mi ñu doon sàkku mu démissionné moom jot na suivre kon liggéey bi jusqu'à la fin génn na sànq waxtaan nañu si moom laaj nañ ko ndax démission nee na topp na liggéey bi ba mu jeex kon finalement commission ad hoc bi jeexal na liggéey bi tey bi kon fu mu toll nii rapport bi moo des dañuy defar rapport bi war koy yóbbu ci plénière su boobaa ñu xam daal naka la ñuy statuer ci wàllu kon immunité parlementaire Ousmane Sonko kon xibaar bi ma fàttali ko mooy jeexal nañ liggéey commission ad hoc bi pour tey ji fu mu toll nii dégluñu kii di Ousmane Sonko waaye les 9 députés yi ñu fa nekkoon dem nañ jusqu'au bout laaj nañ kii di Serigne Cheikh Bara Dolly lan moo tax démission nee na moom dafa waxtaan ak maître Abdoulaye Wade ñooñu nee nañ politique chaise vide duñ ci d'accord waaye nag dañuy continuer di xeex ngir daal ñu bañ a sànq kii di Ousmane Sonko kon xibaar bi mooy loolu commission bi jeexal na liggéeyam sànq 9 députés yi topp nañ liggéey bi jusqu'au bout kon benn député de l'opposition moo fa nekkoon gannaaw démission kii di Cheikh Bamba Dièye ak Guirassy kon député PDS bi moo fa toppoon liggéey bi ba mu jeex démissionné wul naka noonu itam mun nañ jàpp ni plénière la ñu yóbbu kon dossier bi su boobaa foofu la ñuy statuer ndax dañuy lever immunité parlementaire kii di Ousmane Sonko
wala duñu toll ba léegi dernière étape bi kese lañ nekk fu mu toll nii. jërëjëf Mouhamed Alimou Ba wax nga ko loolaa tax sax kii di Cheikh Abdou Bara Dolly bu bokk gis-gis di sàkku ci Cheikh Bara Dolly mi nga xamante ni moom moo jiite groupe parlementaire liberté démocratie mooy bu PDS bi ngir mu tekkil ndombol tànkam def ni Cheikh Bamba Dièye ak kii di Moustapha Guirassy ndaxte dafa gis ne Ousmane Sonko ci boppam bëggul kenn ku ko fa teewal ndax dafa gis ne lii du dara lu dul yàq deram ñu teewlu ko moom Cheikh Abdou Bara Dolly kaddu yi mu la dénk Mouhamed Alimou Ba. ñaar ñoo si démissionné mu des kenn muy Serigne Cheikh Ousmane Sonko nee na ñoom soxlawuñu ñoom ñu bokk ci commission ad hoc bi kon moom dafa war a démissionné bu fekkente nit ki ngay défendre moom nee na soxlawul ku ko défendre di bokk ci commission ad hoc dafay mel kan yow yaa yombalal ñi nga xamante ñooy pouvoir bi pour ñoom ñu condamné ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko kon maa ngi laa si appel Serigne Cheikh mi des ci ki nga xam ne mooy commission bi na démissionné comme ni ko Moustapha Guirassy defee ak Cheikh Bamba Dièye ndax loolu ki nga xam ne moom la Ousmane Sonko soxla peuple bi tamit loolu la ñu soxla ñun ñu te moom lañ soxla te ñun ñoo bokk nekk ci li nga xamante ne mooy groupe parlementaire loolu lañ koy laa si appel moom nag dem na ci commission bi moom laa doon defar réunion pour que moom mu def lettre de démission pour que moom comme ni ko gars yi defee yàlla dogal na bi ñuy ñëpp plénière moom ma nga si commission bi te loolu yaakaar naa ne nekk na loo xamante ni tey ñun ñëpp jàpp nañ ni loolu nekkul lu war a mën a nekk. moom est-ce que yëg nga ni est-ce que jàpp nga ni dina démissionner wala. waaye dina démissionner si que dina démissionner ndax loolu li nga xamante ne moom mooy bëgg-bëgg ki nga xamante ne mooy député Ousmane Sonko loolu la bëgg ñun ñu bokk si groupe bi loolu la ñu bëgg kon moom mun ñu tànn ndax ñun ñoo bokk groupe bi moom mooy président groupe bi nee na il faut que mu jotanteeg Ablaye Wade ay ñoom Pape Diop mu jotanteeg Moustapha Guirassy bàyyi na Mamadou Diop Decroix d'accordul Cheikh Bamba Dièye bàyyi na ki nga xam mooy Mamadou Lamine Diallo nee na pour mu démissionner mais ñun ñëpp comme wax na ne mu démissionner dafay démissionner facilement dafa war a bàyyi bu ko defee commission boobu nag dirtu valable pour que Ousmane Sonko ak avocat yi ñu mën ko jël attaqué ko fi nga xamante ni mooy yoon nga xamante ni tey procès ba du jàll. càkkuteefu Cheikh Abdou Bara Dolly député bokk gis-gis jëmee ci Cheikh Bara Dolly mu jiite groupe parlementaire liberté démocratie juróom ci ñi nga xamante ni dañ leen tegoon loxo niki ajjuma gi weesu fekk ñu bëggoon a def tawaaf ci jumaay Touba tey ji la ñu leen xëy yóbbul procureur de la République trouble à l'ordre public bokk na ci li ñu leen di toppee Marema Diop. ñu ngi leen defeere ni ki tey ci tribunal bu grande instance bu Diourbel bu fukki waxtu ak benn jotee ñoom juróom ñi nag ñu ngi leen tegoon loxo boobaak léegi ci commissariat spécial bu Jannatu Maxwa bu ñu sukkandikoo ci seen njiit nee na ñu ngi bokk ci ab secte bu ñu tuddee diwaanu Bamba Saliou Kara li ñu leen di toppee nag lenn la mooy caxat-caxatee jëmale ci bërëb bu sell waaye tamit yëngu-yëngal te tàgguwoo buur tànqalaate ci bërëb boo xam ne ñëpp a ko bokk waaye itam ab sëriñtu bu méttee méttee ñu fàttali ni ñooñee nag ñu ngi bokkoon ci ab groupe boo xam ne ñu ngi ñëwoon ci àjjuma ji bi ñu jullee ba nopp ci jumaay Tuubaa ni dañuy def tawaf loolee nag daayira bi di Muxaddamatul Xidma ni du ci dal ndax kat l'islam mayu leen ko foofee noonee la ñu amalee ay jàmmaarloo ci seen biir ba police am ñu ci teg loxo nga ci des moom ñu dàqee leen fii ci diwaan bu Touba Marema Diop fii ci Touba RFM. seetlu gi mooy secte yi ñu ngi bëgg a bari fii ci Sénégal donte sax xamuñu leen woon dañoo jékki-jékki rek wonewu lim nañu lu ëpp juróom-ñetti fukki secte fii ci Sénégal loolu nag liberté de culte maanaam am sa ngëm-ngëmu bokk ci la waaye jafe-jafe bi koy mooy trouble à l'ordre public Ana Rocha def na ci gëstu. jóge Touba dem ba Kolda jaarale ko Ndakaaru ak yeneen secte yàgg na fi am jamono moo dox ba diine di soppaleku noone di jàngatu Bakary Samb njiital Timbuktu Institute. dinañ ko fekk ci diine l'islam nga xam ni yàgg na am ay mbooloo yu ber seen bopp am yeneen yu ñuy woote fekk nañ ko aussi ci diine christianisme nga xam ni li ñu tuddee les millénarisme am na fa fii ci Sénégal laata ñu wax coowu Seyda Zaman wala yu demee noonu nekkoon nañ fi di wax coowu Ndiaye moo di Grando nga xam dafa woote woon ni moom yonent bu jigéen la yooyu dafa nekk loo xam ni dañ koy nemmeeku tey ci église yi ñu tuddee église du réveil dafa nekk loo xam ni ay mbooloo yu bees la sosu di dik lu nekk ñi nga xam ñoom ñoo leen topp. bu ñu sukkandikoo ci Mahamadou Mansour Dia di ko xam-xamam màcc jëm ci sociologie ci wàllu diine am na fu mu toll nii lu ëpp juróom-ñett fukk ci ay secte fii Sénégal nekk na itam jàngalekat ca université virtuelle du Sénégal. secte boo ko gis mooy ci benn nit lay am nit ki xalaatam lay demee gis nañ ko France 1990 ay xar yu métti amoon na fa parce que ñoom dañu jàppoon ni rek seen ruux bi dem day ñëwaat ci dañuy dellu siwaat ci àdduna c'est pour vous dire que secte nekkul fi lu bees te boo demee tradition anglo-saxonne bi fa la secte yi ëppee secte bu xasee bari day dem ba religion instituée dootul amati ça va dans tous les sens te anarchie mooy am. laaj bi léegi muy nguur gi naka la war a mën a gérer phénomène yi ni mel lu jafe la en tout cas ci gis-gisu Bakary Samb taxawal kuréel
kuréel gi di observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique. xam nga suñu état yi ci seen constitution ak li nga xam ni moo lal état bi dafa nekk état yoo xam ne waruñu féete fenn ci bii diine wala beneen diine wala mii mbooloo wala meneen mbooloo mais en même temps état yooyu tey ku ne xam nañ ni bokk na seen responsabilité ñu gérer li nga xam ni mooy phénomène religieux li ñu tuddee la gouvernance du religieux ci Kolda boo seetloo amoon na ay yu fa jot na am ci ay violence yoo xam ne tàmbali woon na bu ñu xoolee aussi évolution yi nga xam ni moo am tey li ma leer mooy lii dafay continuer di am ay phénomènes yu bees kon état war na anticiper. ñaari borom xam-xam yi lee ñu ngi artu ndax jàpp nañ ni phénomènes yi buñ ci jógul mën naa yàq lii di dal gi am ci biir askan wi. Anna Rocha jërëjëf fukki simili ak benn moo bootu ci benn waxtu. RFM. xibaar yi ci RFM. ci atum 2020 lim nañu fii ci Sénégal ay cas de viol yoo nga xamante ne ñu ngi toll ci juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñeent ay xale yu jigéen yoo nga xamante ni violé nañu leen loolee nag di kàddu yi directrice bi ñu dénk wàllu njaboot gi ak it aar ñi nga xamante ni ay néew di doole lañu moom docteur Fatou Ndiaye Deme wax na ne lu toll ci juróom benn junni ci ay xaleel jëlee nañ leen ci mbedd mi gannaaw programme bi nga xamante ne ministère de la famille moom moo ko sooke woon tey la ko xamle moo nekkoon gan ak RFM matin. ci at mi ñu génn dem nañ ba am 654 viol ci lu nga xam ne moom la ñu teg ci suñu tribunaux yi ci loolu nag am na ñu nga xam ne dem nañ sax ba ñàkk ci seen bakkan kon bokk loolu man mi nga xam ne maa fi toog tey ji damay gën a ñaax population bi ñu xam ne viol comme niñ koy waxee mun na dal sama njaboot mun na ma dal man mais ñooñu mun na dal seen njaboot mun na leen dal kon boobu képp ku ci mën a wax képp ku ci mën a jëf képp ku ci mën a waxaat sa njaboot wax sa am di jàmm pour que lii day suuxal Sénégal ci lépp suuxal ko ci développement suuxal ko aussi ci li nga xam ne mooy suñu askan mooy suñu diine mooy itam suñu li nga xam ne noonu lañ tëddee kon boog ne ñëpp xam ne lii du problème justice rek du problème ministère de la femme rek du problème mu président du problème mu képp problème de société la. ba léegi xale yi ñu ngi ci mbedd mi donte nguur gi tëral na programme 0 enfant dans la rue ba léegi nii mbir yi doxul dafa mel ni lañ da cee am ndax taalibe yi ñu ngi ci xuus si mbedd mi. bon taalibe yi boo leen ne ñu ngi xuus si mbedd mi dinañu ñun xalaat nañ ne am nañu fi des xam na mais ñi dem tamit il faut ngeen xam ne 2020 rek ñun 6000 et quelques enfants dajale nañ leen. defaral xool leen ñi fi dëkk ñu yóbbu leen seen biir famille ndax nag du képp ku nga xam ne yaa ngi toog tey sa kër uuf sa njaboot toog fa boo gisee kenn xale taalibe ci biti war ngaa mën a comprendre lu tax ministère de la femme di xeex pour que xale yooyu dellu si seen njaboot. mu nekkoon docteur Fatou Ndiaye Deme ñu waxaat ci ngànnaay yi nga xamante ne dañu leen nangoo ci ay néegu étudiant fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ay jaaseek ay mboldeek yeneen yu ko demee loolu nag étudiants yi jox nañ leen ci kàddu ñoom ñëpp ne dañoo tiit njàqale mbetteel lañ ci amee ba tax ñuy sàkku ci nguur gi ngir rek mu gën a bàyyi xel seen kaaraange te loolee faw balaay am faw ñu tere lépp luy politique foofu la ca campus ba Salimata Aw. buntu université yépp daanaka balaa ngay dugg contrôle bu rëy moom moo fa am étudiants yi di gaawantu ngir dem jàngi li jëm nag ci wàllum jaasi yeeg ya ñu fa gis Ousmane Ayirou Sow rafetluwul lu ni mel. Ayirou Sow se désole de la situation. C'est un lieu de connaissance quoi. On doit. Université bërëb la pour jàng ak wut xam-xam waaye du bërëb bu ñu ñëw pour wane fi ay ngànnaay loola moom daal du xel. nit ñi nag ñi fi ne dañu war a xam ne jàng dañ fi indi waaye du politique te itam bu ñu fi nekkee yëpp fitna yu mel nii day tax suñu waajur yi seen xel du dal. Une espérance à leurs enfants. université bi nag warta nekk bërëb boo xamante ni violence lañ fay nemmeek lu bëri loolee Lamine di ko xamle nekk étudiant 3e année bu sociologie. En tant que étudiant quand on dit à l'UCAD il y a. université bi dañu fi war a jëlee politique bi tere ko fi. ndax fii jàng moo ñu fi indi ku bëgg politique nga dem politique ci biti ci biir fii moom jàng rek moo far nekk leneen xaju fi leneen waru fi am itam. Ça doit être fait à l'extérieur. waa ji nag moom Ousseynou ni moom dafa sax ragal di laaj nag nguur gi mu daal di yëngu ngir indiwaat dal gi daan nemmeeku foofee ci université. tiital na ko ne quoi benn état tamit du yoon parce que fii lieu boo xamante ne pour sàkku xam-xam la quoi pour nekk lieu boo xamante ne voilà jaayante lu amul wala di warul sax nekk nappante quoi waxuma la ak nag di dóorante waxuma sanction sax mais lii ku def tamit ànd nañ ci quoi le fait que mu saisir arme yi. démb nag ñi nga xamante ni ñooy autorités yi dañoo daal di gis ci yenn ci ay chambre ay
arme blanche maanaam jaaseek paakaak yu ni mel loolee nag tax ba autorité yi yëngu tëgg ci taabal gi wax ni bëggatuñu gis suñu mel wante itam waajur yi ci bëri jaaxle ci seen doom yi fa nekk. càkkuteefu étudiants yi bëgg rek nguur gi jàppale leen gën a taxaw kaaraange ga fa ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñeneen ñuy sàkku ndimbalub nguur gi mu di ña dëkkee ci wetu marché Castor foofu nag week-end bi ñu génne jot nañu xeexoo yu mëtti ñoom ak ña fay marchand ambulant ñoom ñëpp nag kenn mënul nangu ne moo tooñ ba tax na ñuy sàkku ci nguur gi wala boog sax ci mairie ba ngir la ñu mën daal ñu def ko lu ko mooy lambaay mën na fa ñaaw reportage Salimata Nafissatou Sila. priorité aux populations ñoom ñu dëkk fii nii. loolee nag di gis-gisu mairie bu Dieuppeul Derklé waaye ñi dëkkee ci peggu marché bi gëmmuñu li ni mel gannaaw jàmbaarloo yu dul jeex yi am seen digganteeg yi nga xamante ne ñoom ñooy jaay ay ndugg Oulimata Ndiaye moom wax yi doyu ko. chaque jour dinañ leen fiy jële mais après dañuy dellu si waat non si lañ dëkk yàgg nañ si chaque jour nii lay demee da nga daan gis fii ba fële mais balaa suba day mel ni fii yëpp kenn mosu fi jële ay nit liggéey bi daal des na daal buñ si gënoon mën a jàpp dina baax parce que il faut gars yi seen liggéey bi ñu gën si am parce que leer na tey mais bu subaa fekk ñetti fan dootoo xàmmeeti fii noonu parce que commencement bi rek la mais amuñu finition. Aïda di dëkkaaleem ñëw di dëggal xalaatam. marché bi daal mooy loolu parce que ñoom dañuy ñëw encombré suñu buntu kër yi encombré tali bi embouteillage bett na trop doom foo jaar da ngay ñëw sa doom sax foo gaaree sa oto. dañuy taxaw ci wut ay éléments aussi yu ñëw tous les jours di ci veiller parce que tamit bu ñu ko defee nii 3 jours 4 jours après dañuy bàyyi bu ñu bàyyee booy dañuy ñëwaat donc fu mu am suivi. mairie bi nag teg na matukaay gu am solo ngir kenn bañ faa lal te fasul yéene benn yoon dellu ginnaawa. population bi si jëm moom ñoom ñooy seede léegi ne seen i doom ñu ngi jàng normalement amul benn embouteillage amul dara amul benn perturbation yooyu noonu tey ñoom ñëwuñu fii yëpp a set wecc 3 heures du matin ba léegi ñu soo leen mayee dara rek ñoom dañuy mujjee di kii moo tax dafa ëpp. tey ci suba ji la nag daanaka débordement amu fi jaaykat yi kenn nekku fi waaye ñoom si seen jëmm bopp nag gis nañu ni faw ñu waxtaan nag waa koñ bi. bu loolu amut pour ñun ñu lalaat ci jaay du yomb loolu kese la du leneen si kanam danañ daje buñ dajee ñu def waxtaan ñu ne responsable lañ danañ waxtaan ba ñun buñ xasee lal kenn dootul dépassé fii di jël bagage bi ko yóbbu si kaw ba bu coow amee di ñu jural li. marché Castor du gulet nag lay tàmm di déborder ndax yàgg na di am bay ay jàmbaarloo di am ci diggante commerçant yi ak ñi dëkkee ci pegg ya saa su ne ba sax am na ci yoo xamante ne tribunal la mujjee. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ñu yegsi ci wàllum wér-gi-yaram campagne ñàkk gi jëm ci xeex feebar bi di mbas mi ëllëg ci talaata gi lañu koy tàmbali fii ci mim réew di Sénégal tey nag lañu doon taxawal kuréel gi saytu liggéey bi Awa Mbaye dellu siwaat na ci kuréel googule ak mission yamu ngàlloo. ministre de la santé moom mooy jiite bi le comité ñu taxawal di toppatoo lépp loo xamante ne moo jëm ci càmbar ak xool bépp activité jëm ci ñàkk yi xeex mbas mi kuréel gi nag secteur yi ci nekk bari na ñi ci jiitu doon ñi jiite service yeeg direction yi nekk ci ministère de la santé bokk na ci itam directeur des opérations d'urgence sanitaire di ak itam ki jiite programme élargi vaccination ci Sénégal armée nationale tamit kenn damul ñu des ndax ci boobee comité directeur de la santé des armées moo leen fa toogal organisation internationale yi tamit bokk nañu ci mel ni ki toogal fii ci Sénégal organisation mondiale de la santé di toppatoo wér-gi-yaram ci àdduna bi wërngël këpp njiital comité consultatif vaccination fii ci Sénégal ak secrétaire permanente au conseil national à la sécurité sanitaire mondiale ministre de la santé tam dina am ci wetam ki fa toogal ministre de l'intérieur bokk na ci yeneen kuréel yi nu mën a lim mooy bi ëmb élus locaux yi ci Sénégal ordre des médecins ordre des pharmaciens tibbee nañ tamit ci biir askan wi ñoo xamante ne ñoo leen fay toogal ca boobee comité bokk na ci bàjjenu gox yi délégué de quartier yi ak relais communautaire yi société civile ñoom itam ñi ngi ci ndax dinañ am ñaari ndaw yu leen fa toogal syndicat yi ñoom itamit dinañ am ñaar ñi jeexal nag liste membre yi mooy presse bi ndax ñoom ña leen fa toogal mooy kuréel gi ëmb journaliste yi yëngu ci wàllum wér-gi-yaram ci Sénégal. Awa Mbaye di xaarandi rek résultat yi tukkee ci campagne gi ñàkk gi jëm ci xeex feebar bi di mbas mi jàppale ne mu ngi wéy di def jëye fii ci Sénégal amati nañu juróom benn nit yu ñàkk seen bakkan ci feebar bi ni ki démb bu ñu sukkandikoo ci point du jour bi nga xamante ne mu ngi tukkee ca ministère gi ngàlloo wàllum paj mi fii ci Sénégal am na fukk ak juróom benn cas yoo nga xamante ni ñu nga ca Sowétas téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaari cas yu bees la ñu am ci junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak benn test yi nga xamante ni def nañu ko
ñeent fukk ak juróom ya ay cas contact lañu téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ya di ay cas communautaire yokkute gi ñu nemmeeku ci feebar bi di mbas mi la ko waral nag di ñi nga xamante ni gëmuñu ne feebar bi am na ay nit ñu bëri daal loolu la ñu def seen xel muy loo xamante ni nag ca Fatick comité régional ba mu ngi koy ñaawlu mu di comité régional bi nga xamante ni moo saytu wàllum gestion des épidémies foofu la ca Fatick loolaa tax gouverneur yëkkati ay kaddu jëmee ci askan wi Seynabou Gueye kaddu yi mu dénk Aminata Goudiaby ci comité régional gestion des épidémies gis nañ ne ba tey am na ñoo xamante ni gëmaguñu feebar bi te ku gëmul feebar bi nga wëlbatiku taxaw ne ko vaccin ñu xëy na du mën a ñëw waaye dañ leen di ñaax rek ne leen tey ji bu fekkante ni dafa am foo xamante ni foofu la ñu wéeru ci diine tey jii ñooñu nga xamante ni ñooy seen kilifa ñoom ñoo njëkk a taxaw wax ndax gis nañ fi tey jii xalif généraux yu génn ku ci nekk am na ci ñoo xam dañoo takki seen masque te message bi ñuy wax du lenn lu dul lii nga xamante ni mooy feebar bi ñu moytu ko te kon yaakaar naa ni bu loolu amee tey jii ñu wëlbati ko vaccin ñëw li nga xamante ni yaa ngi ko doon woote te gëm ko te mu leneen li yow ki nga xamante ni moom nga wóolu ci sa diine moo ko wëlbati ko wax pour mën waral am benn déni bu ci am moo tax it nag li nga xamante ni mooy personnel de la santé bi nga xam ñoo leen di faj ginnaaw ñooñu la ñu mettre en avant tey jii pour faj leen pour defal leen vaccin yi yaakaar naa ni tey jii déni boobu war na wàññeeku ba nit ñi xam ne lii seen intérêt kese la surtout population Fatick ne leen vaccin bi ñëw na képp koo xamante ni cible nga dem jege ci structure sanitaire yi ñu defal vaccin bi. Seynabou Gueye gouverneur bu Fatick vaccin bi yegsi na Tambacounda àllarba la ñuy jot seen wàll dose ya toll na ci juróomi junni yu teg téeméer ak fukk. maanaam yoolee lañ leen di jox ci dose ñoom waa Tambacounda vaccination ba nag ëllëg sa alxames la nu koy tàmbali la ko waral mu di Tamba dañoo nekk ci campagne de vaccination ngir xeex feebar bii di fièvre jaune ci juróomu district ya nekk ca région ba médecin chef ba docteur Bayal Cissé am na sax ab tournée boo xamante ni def na ko fa ñu teewlu ay kàddoom ci jokkoo beeg Moussa Oumar Gueye. ngeen xam ne région Tamba depuis altine bële passé ñoo ngi ci campagne vaccination contre la fièvre te campagne boobu war na continuer ba alarba bi di ñëw ci région de Tambacounda nga xam ne donc duñu mën a defandoo ñaari vaccination bi ci benn période loolu moo tax ñun sunu vaccin dana ñëw fii ci Tambacounda alarba bi di ñëw te war nañ jot juróomi junni ak téeméer ak fukk dose contre en tout cas vaccin mooy vaccin coronavirus te loolu am nañu yaakaar te comme que sunu vaccination fièvre jaune bi war na jeex alarba alxamis incha allah ñu tàmbali vaccination contre coronavirus ci région Tambacounda denn yomb lu tax ma wax ko parce que am nañu yaakaar bu ñu am mooy lan aujourd'hui comme nee naa la léegi ci njëlbeen ñoo ngi nii di ñàkk nit ñi contre fièvre jaune te boobu population bi yëpp ñoo ci bokk tey am nañu déjà 64%. donc ça veut dire que loolu te nekk na taux bu am solo donc il nous reste encore 4 jours te xam naa dañu atteindre suñu objectif vaccination contre fièvre jaune nga xam ne loolu day laal population bi yëpp mais bii vaccination day tàmbali d'abord ci agent de santé yi. loolu moo tax dana yomb parce que agent de santé Tambacounda yëpp ci ginnaaw gouverneur Tambacounda ñoom ñëpp am nañu contenté en tout cas pour recevoir vaccin yi te defe naa ne dañ ci taxaw gouverneur njëkk a commencé médecin chef région bokk ci ensuite bu ñu paree personnel santé bi yëpp vacciné bu ñu paree incha allah ñu topp suñu mag ñi am 60 ans et plus ak ñoo xam ne ñu yore yeneen feebar yoo xam ne yu nurop tension yu nurop diabète bi yu mel noonu donc am nañu yaakaar fii ci Tambacounda incha allah que 5110 doses yi dana dem ci anam yoo xam ne yu yomb. Bayal Cissé di médecin chef bu Tambacounda wax ci leneen di projet de loi bi nga xamante ne dafa dox jëm ci lëkkaloo gi war diggante secteur public ak privé assemblée nationale moo ko doon càmbar ni ki tey jii ci suba texte ba nag bu jàllee dina tax secteur privé local bi gën a am taxawaay ci marché public yi ñu ànd ak Binte Diallo. secteur privé national bi ci loi bu bees bi wala bu ñu yeesalaat ci wàllu partenariat public privé dina gën a mën a am ay financement gën a am dëgër lay ngir di mën a réaliser grand projet yu nguur gi yi nga xamante ne sax bokk na ci PAP 2A bi te PAP 2A ku ne xam na ne koppar ga ca ne ci wàllu réalisation ëpp na 2 junni milliards ci sunuy koppar cadre bu bees bi nag ci wàllu yoon dina tax itam ñu mën a lëkkale wala bokk xam ana lan mooy entreprise nationale ak entreprise locale
dina am itam seuil boo xamante ni moom la ñuy jox secteur privé local bi secteur privé national bi itam lañ ko ca war a jox dina yokk bu baax bu ko defee dina mën a am ay sous-traitance contenu local bu dëgër boo xamante ni sax liggéey yi wala création liggéey dina gën a bari bu ko defee itam loi bi itam ñuy watee ci assemblée nationale sampuñu ko rek ngir jëlee fi entreprise étrangères yi bañati leen jox marché public bi waaye nguur gi dina gën a jox bopp entreprise yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi bu ko defee économie nationale bi mën a teguwaat ci yoonu croissance loi bi nag dina indil avantage yu bari secteur privé local beeg secteur privé national bi waaye itam am na yeneeni risque yu mel ni surcoût maanaam factures yi di gën a yokku wala boog bor yi nga xamante ne dinañ ko jël te itam duñu ko mën a maîtriser. RFM bitim réew. ñu dalal Georges Déthié Diop Georges nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. biti réew ñu tàmbalee ko ca Nigéria benn armée bu benn avion militaire moo fa daanu juróomi nit ñoo ca ñàkk seen bakkan. juróomi nit accident baa ngi amee wala boog juróom-ñaari nit. juróom-ñaari nit waaw. accident baa ngi amee ci wetu ba Abidjan roplaan boobee nga xamante ne roplaan militaire la da doon def ay mission de surveillance maanaam di saytu état wu Niger gannaaw bi nga xamante ne jël nañ ñeent fukki nit ak ñaar. yóbbu leen àllarba gi ñu weesu ñaar fukk ak juróom-ñaar ya nekk ay élèves ca pensionnat secondaire bu Kagara li waral crash boobee nag ba léegi kenn xamagu ko waaye am na ay responsable yi ne pilote ba ay jafe-jafe la doon wax ci moteur ba ab enquête nag ubbi nañ ko ci wàll wa ngir xool lan moo indi boobee accident jàppale ni itam ca Nigéria ba léegi juróom fukki nit ak ñett ñi nga xamante ne ay otage la ñu woon libéré nañ leen seen ravisseur ñoo leen bàyyi ñoom ñoo nekkoon ci ab bus ñu kidnappé leen ay bés a ngi nii ca état bu Niger boobee. ambassadeur bu Italie ga ca République démocratique bu Congo faat nañu ko ci suba. Luca Attanasio moom gaañu mi mu jëw ko supporté moo tax sax mu faatu AFP xamal ñu ne yeneen ñaari nit ñàkk nañ seeni bakkan ci congo googe nga xamante ne ca ñañ ko jubaloon moo di ab programme alimentaire benn convoi programme alimentaire mondial bi doon def ab visite ci wetu ba Goma nekk ci estu ba République démocratique du Congo. ñu dem ca Niger foofu nag ñu ngi nekk di xaar résultat yi tukkee ci second tour élection présidentielle ga ñu fa doon amal. njiital seeni bi ci guddi la door di joxe résultat première commune yi commission bi nag am na juróomi fan ngir siwal résultat complet provisoire bu boobee wote amoon démb ñaareelu tour bi nga xamante ne ñi xëccoo moo di candidat bu PNDS nekk ca nguur ga di Mohamed Bazoum nekkoon na jamono sax ministre de l'intérieur ak candidat bu RDR njiitu réew ma woon Mahamane Ousmane. woote ba nag am na ay jafe-jafe yi ca nemmeeku ca région bu Tillabéri ndax juróomi nit yi bokk ci commission électorale ba ñoom la ñu faat seeni woto moo kalaate ci ab ndel ñu mujjee ca ñàkk seeni bakkan ca Côte d'Ivoire moom ndax Laurent Gbagbo dana delluwaat foofu ca réew ma en tout cas ñi mu àndal wala bokk ay farandoom loolee la ñu gëm loolee tax sax ba ñu ngi waajal ngir accueillir ko am ndaje sax am na ci wàllu woowee ci ndaje woowu nag la ñuy xamle ban bés la njiitu réewum Côte d'Ivoire ba woon di Laurent Gbagbo di dellu si ci biir réew mi ca Birmanie moom ay téeméeri junniy nit ñoo wàccoon ci mbedd mi ci dëkk bi yëpp nag di manifester nee na dañu ànduñoo ak ñi nga xamante ne ñoo ne ci boppu réewum jamono ji militaires yi gannaaw bi ñu defee ab coup d'état ab journée grève générale la ñu observé tey gii ni donte sax kilifa yi militaires yi ñu ngi leen doon artu doon itam tas seeni manifester ci ay bés gi ñu weesu. génn ci continent Afrique premier ministre bu Canada dana waxtaan ak Joe Biden ëllëg loole nag ci mode virtuel lay doon maanaam ci xarala yu yees yi njort nañ ne lay gën a fës ci boobee waxtaan moo di relance économique feebar bii di Covid-19 naka noonu itam changement climatique yi Mamadou Aïcha Ndiaye. nekki suba la ñu jàpp gisee ak waxtaan bu njëkk diggante Joe Biden président bu Amérique ak kii di premier ministre bu Canada Justin Trudeau nag moo siiwal loolu ci benn xët boo xam ne bii RFM Canada jot na ci muy siiwal ne Canada ak États-Unis seen diggante ak seeni xaritoo bokk na li nga xam ne kii luy dëgëral ñaari réew yi la xaritoo goo xam ne kii dañ koo tekk ci demlante ak dëkkalante waaye bokk it ay maam bokk it tamit li nga xam ne kii moom moo di espace déngëre goo xam ne kii ci la ñuy doxal seeni jënd ak seeni jaay
Justin Trudeau ne bokk na ci li ñu war a waxtaane moom ak Joe Biden di président bu Amérique waxtaanu mbas mi jàppale li ñuy jëm ci wàllu ñaari réew yi tamit xool nan la ñu mën a xoolee ba jàpp li nga xam ne kii dañu ko yokk ci am xëy ci ndaw ñi ci mag ñi ak ñi nga xam ne kii ñoo di yëngu ci diggante ñaari réew yi te Canada jël ci juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukki junneeg juróom yoo xam ne ay doomu américain lañ te ñuy xëy fii di liggéey ci biir réewum Canada. Justin Trudeau nag wax na ne daal rencontre bilatérale boobu digganteem ak Joe Biden am nañ ci yaakaar ne dina mën a indi li nga xam mooy rattaxal diggante Canada ak États-Unis fii ci Canada ki doon jokkoo yéen di Mamadou Aïcha Ndiaye rajo Futurs Médias. kon ma ngoog mu nekkoon xibaaru bi ci réew. buy wi daanu na jokkoo njal koro mak RFM Sport. Malal. Barthélemy. Diagne noo def. sant rek Ngom. waaw noonu la Diagne. tabarkalla sant rek a wóor. sant rek Mbaye. tàggat yaram Malal ñu dooree ko ak Ligue des champions fii ci dendub Afrique Teungueth FC nag moom dana laaleeg Zamalek ni ki talaata. tey ci suba sax tàggatu nañu ca Thiès googa ñu war a fubalee bés ni ëllëg entraîneur ba nag yëkki na kàddu ci coow li ñu fi doon ruumandat ay bés bii nii dañuy xonjam ñoom waa Teungueth FC yi di def ay saafara ki xarfa xurfa nee na loola moom ñor ko li ko yor mooy liggéey bi ak football gagné tontu na itam ci ndax dafa des ci équipe bii di Teungueth FC mbaa dafa dem ci équipe nationale ni ko Malick daaf defee entraîneur ba Youssouf Dabo laa wuyoo. man dafa am domaine yoo xamante ni du ma si nekk di sori parce que tey bu fekkoon ni loolu nit ñi ko gëm en tout cas dañu gëm ni loolooy tax équipe di gagné kon déjà match bi passé kon duñ ko perte au-delà de ça kon je pense que kon Sénégal gagné na tey ji ay compétition yu bari ce qui n'est pas le cas surtout CAN wala coupe du monde pour man ay futilité la parce que man li ma amal solo mooy li nga xamante ni moom laay def toute la semaine ak samay joueurs parce que bu ma ñëwee man loolu rek laay wax ak samay joueurs li nga xamante ni moo jëm ci terrain football organisation désorganisation loolu moom amal njëriñ li si des moom pour man waxtaanu grand place la que du ma ci sori waxtu choisir jot na après comme ni ma koy waxee chaque jour xam nga par respect à mes responsables que ce soit au niveau de la fédération que ce soit au niveau de Teungueth FC par respect à ces gens là tey jii décision bi ma jël ñoom laa ko war a njëkk a waxtaan ak après waa presse bi soog say jot et comme ba léegi waxtaanaguma si bon toogaguñu pour ñu waxtaan si mënuma tamit ñëw tey taxaw si presse bi di wax ni lii laa jël wala léeg laa jël. ñoom nag seen entraîneur boobu sax tey jii bu ñetti waxtu jotee dina daal di daje ak taskatu xabaar yi laaj ak tontu dox seen diggante ci naka la waajalee match bi waa Samalek ñoom danañu tàggatu foofa ñeenti waxtu bu jotee ca Thiès bu nu fa noppee entraîneur ba dina tontu ci laaj yi taskati xabaar yi kooku jongante ëllëg lañu ko jàpp nu wax itam si wàllu njeexitalu juróom-ñettel bi journée championnat Sénégal ci Ligue 2 ji tey jii génn jongante lañu ci nar a tëgg ne Kër Madior moo ca laaleeg Amitié FC Ligue 2 googee Linguère bu Ndar moo ca jiitu Sànni Karawaas ñaari fukki poñ la am mu teg rawee ko topp ca moom di Demba Diop FC juróom-ñaari poñ ndax Demba Diop FC mu ngi am fukk ak ñett ci poñ kon waa Ndar yi fi mu toll nii ñanga ca seen donkaasi gi ci Ligue 2 ja waaw moom ndar nga kay c'est bon. donc ñu waxtaan itam waaw ci wàllum coupe d'Afrique. waaw coupe d'Afrique des U20 yi. ñaari jongante tey dina am ca ngoon ca réew Mauritanie Ghana ak Gambie nooy laale bu noppee Tanzanie ak Maroc. waaw ñëwal. acca ñu dem ci basketball. gannaaw compétition bi nag ku ci nekk yaa ngay natt daal di def sa bilan. waaw Sénégal moom nee nañu tubarkalla gongo lépp mojji ndax def nañu ñetti jongante raw gàddu ca ñaar yee benn bu nu daanu waaye daanu googu ñu daanu sax kii di Ousmane Diallo entraîneur la fii di formateur itam am na njàngat lu mu def nee na li ëpp solo mooy ni ñu dugalee ay tout tànk ci équipe bi ndax ñooñu mën a màggal ñu yëgg ci coupe d'Afrique ba war a xewee ca Rwanda nañu ko déglu. ñu nekk ci période boo xam ne équipe bi dafa toll ci ñuy xoolaat effectif bi aussi war cee dugal ay xale boo xoolee premier match bi Sénégal def na match bu correct donc ak premier adversaire bi deuxième match bi aussi ñu def match boo xam ne kenn ñëpp gis nañu liñ ci joué ci wàllu défense ak ci wàllu offensif gagné ko largement de 30 et quelques points donc je pense que mu nekk lu comportement bu baax ci tournoi bi ñetteeli match bi moo doxul li ci doxul mooy peut-être que c'est vrai que Sénégal jour boobu amul woon benn réussite en plus que dañu def ay perte de balle yu bëri yoo xam ne Angola jiituñu loo xam ne après ñu nekk ci ginnaaw di daw mais aussi Angola ci bu mag la liñ ci mën a wax mooy aussi nañu ko match boobu daf ñuy dimbali pour ñu gis lu bëri ci liy ñëw parce que aussi dafa amoon benn enjeu bu nekk ci match bi mooy Sénégal ñun qualifié woon nañu ñu gagné ñàkk a gagné qualifié nañu terminé premier ci poule bi Angola moom dafa amoon une obligation de victoire il fallait mu gagner pour qualifier parce que dafa pertoon ay match yoo xam ne bu gagnéwul du qualifier Afrobasket donc enjeu bi nekkoon ci Angola ak engagement bi
gi nekkoon dafa feeñ ci match bi li ma ci mën a wax nag mooy c'est vrai que Sénégal Angola ay adversaires lañ yoo xam ne ñooy xëccoo toujours ci wàllu Afrique ci jouer ci place yu mag yi donc loolu lu am la mais yaakaar naa ne équipe bi def na prestation bu baax a baax comportement bu baax muy jeunes yi muy encadrement technique bi daal rafetlu nañu taxawaay bi ñu taxawee foofu. tabarkalla Barthélemy. lu tax nga journal tey. tey du altine. ankay ana Papa Ngagne. Papa Ngagne non nee na yaram bi sutante. Gannaaw Assane Gueye léegi moom dafa sutante. dañu def seen coalition daawkatu liggéey. baax loolu Assane Gueye xam nga ni loo ko lebal mu fay la. baax bàyyil naa ko dina la tontu jërëjëf Malal Junior. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu. seen gamme Opalia. ak seen savon de Marseille créole. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. ñu ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf commission ad hoc ba ñu sampal Ousmane Sonko ci assemblée nationale yëf ya jaxasoo na ba fa jaxasoo yam Walf Quotidien moo ko bind li indi jaxasoo gi moo di tey jii ci la ñu war a amal session bu commission ad hoc bi waaye benn moo di Ousmane Sonko ma ñu woolu nee na demul ñaareel ba moo di député Cheikh Bamba Dièye ma teewaloon non inscrit ci commission ba bàyyi na député Moustapha Guirassy mi bokk ci député yi war a teewal ku jëkk politique gi ci commission ba moom it bàyyi na ci gàttal ñoom ñaari député yi di Cheikh Bamba Dièye ak Moustapha Guirassy bokkatuñu ci commission ad hoc ba docteur Bara Amar nañu ci yéenekaay bi loolee nag moo nar a yàq yëf yi docteur Bara Amar ab enseignant la chercheur la ca faculté sciences juridiques ak politique ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xamal na waawal fu quotidien ne article 34 bu règlement intérieur bu assemblée nationale dane lu mel nii su amee groupe parlementaire ci assemblée nationale ñoo war a dajee tànn ñi war a wuutu ñi bàyyi te loolee bu ñu ko bëggee def session bu commission ad hoc bi moom du mën a nekk tey Vox Populi moom it mi ngi ñuy xamal ne Moustapha Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye wan nañu gannaaw commission ad hoc ba ñu samp ci assemblée nationale ngir ñu war a lijjanti lever immunité parlementaire bu Ousmane Sonko journal bi yamu ci ne teg na ci di ñu wax ana lan moo tax ñaari député yooyu démissionné kaddu yi journal bi xëy teg ci xëtam mu njëkk mi ngi ko nangoo ci kenn ci ñaari député yi nee nañu comme gaañ ñi dañoo nekk ci tànki defi giraawaal yi moo tax ñu démissionné ngir yombalal leen li ñu bëgg honorable député Abdou Mbow di tontu ak leeral ci xët mu njëkk Vox Populi nee na député yooyu démissionné ci commission ad hoc bi mënutatee ñu continuer liggéey bi ndax dugguleet lu ni mel di am amoon na fi keroog ba ñuy woote lever immunité parlementaire bu Khalifa Ababacar Sall député maître Madické Niang dafa démissionné woon te terewul commission ba defub liggéeyam député Abdou Mbow ne député yi ci opposition bi li ñuy def yépp jubluwuñ ci dara lu dul bëgg a tuur askan wi lëndëm ak di sos di dajale Cheikh Bamba Dièye ni ñu ci biir l'Observateur moom vraiment gisul solos nekk ci commission boo xam ne mënoo caa def mënoo caa dindi beneenub député di député Aïda Mbodj l'Observateur ne nañu démb wax na lu rëy ci émission Grand Jury ci rajo Futur Média ne ba muy wax ba yegg ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr moom député Aïda Mbodj ca la waxee ne gis nañu ab message maanaam SMS buy wane ne yëf yi complot la bu ñu def jëmee ko ci Ousmane Sonko ndax message bi dafa am kuñ ko bëggoon a yónnee juum envoyé ko kenn ci avocat Ousmane Sonko yi la nekk ca SMS ba Aïda Mbodj nañu moo di dañ caa bind DSK dana daj dëgg bu ñu ko tëj nag ndax kon dëkk bi day tàkk maître Abdou Dialy Kane di avocat bu Adji Sarr nañu ci xët mu njëkk Les Échos ñun suñuy wax du ci bari xel mu dal lañu ci àndal ndax ñoo ngeeg suñuy preuve yoo xam ne dara du ko teggi beneen xibaar bu xëy tege ci xët mu njëkk Les Échos moo di Ousmane Sonko ak waa këram ak li leen di xaar ci semaine bii ñu jëm yéenekaay bi nee nañu lu nar a compliqué la ci ñoom journal bi gis ne muy Ousmane Sonko di Patricia Marème Ngaldou ba ci Birame Souleye Diop fii la seenu ëllëg di leere te it ci lu yàggatul dara danañu wote plénière ci assemblée nationale ngir dindi immunité parlementaire bu Ousmane Sonko gaayam yi mu di Birame Souleye Diop ak jabaram Patricia ba ci Abbas Fall Les Échos gis na ne jege nañu lool kaso ba université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jege na lool toolu xare lii quotidien moo ko bind ba tegal ñu ci ne daara ju kawe joojee ñuy sàkkoo xam-xam léegi tey mu soppali ko doon ab champ de guerre la xew foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur démb ci dimanche ji lañu journal bi nañu ay agent yuy liggéeyee ci COUD toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-benn dañoo jekk-jekk rek dugg ci chambre étudiants yi doon def contrôle waaye la ñu fa gis na la ko yàlla nëbb ay ngànnaay yu dul jeex la ñu fa gis ñoo nga leen fekk ci suufu lali étudiants yi ay jaas yi ay paaka ba ci mbolde yu dul jeex lépp nga fa woon Sadio Ndiaye mi jiite département sécurité bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di ñuy wax ci biir l'Observateur ni mbir yi demee dem na it ba diñu xamal ne ba ñuy perquisitionné ba dugg ci pavillon F ak pavillon B jot nañu fa jàppante ki étudiants yu doon bañ ko fouiller seeni sàmbar balay 2022 bépp doomu Sénégal bu bëgg a ñàkku ngir aaru ci coronavirus bi dinañu la ñàkk ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko wax ci xët mu njëkk Soleil national journal bi bindal ni ñu ne président Macky Sall dina bokk ci ñiy njëkk a ñàkku ngir wane yoon wi source nañu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom it suba ci talaata ji la fas yéene ñàkku ngir dindi tifaaxan rumeur yi ñuy wax ci vaccin yi bu ko defee askan wi yépp xam ne loraange amu ci musiba amu ci kaawteef amu ci kaawteef ca Kenya ba ga ca Bakel ubbi l'Observateur lu doy waartee lëj reelu tey yéeme moo fa xew mu di benn xale bu góor bu toll ci fukkeet ak juróom-ñaar moo fa doon doxaan jabaru jàmbur bàyyi ba ñépp génn ci kër gi wéet mu ñëw ci kër gi dugg ci nekk xale bu jigéen bi gis ku tëdd ci kaw lal bi sàng waa ji yaakaar ne xale bu jigéen bi la
la tax moom it mu yëg ci lal bi dugg ci mbàjj mi sàngondoo ak moom bi mu tàmbalee dawal loxoom di ko ray ci la seetloo ne du xale bu jigéen bi waaye jëkkëri xale bu jigéen bi la coow la ak fu mu mujj mi ngi ci page 2 bu l'Observateur. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu yegg si nag ci gis-gis Abdoulaye Diop jërëjëf gis-gis ak RFM tey ñu sampab laaj ndax dañoo war a soppi wala boog sax ñu xoolaat texte yi jëm ci dindi malaanu kiirlaayu député yi wala boog sax ñu xoolaat ñi nga xamante ni dañuy amee ay privilèges de juridiction la ko sabab nag di mbirum Ousmane Sonko gile ñu ngi ci ligne bi ak docteur Bara Amar docteur nu ngi lay nuyu. jërëjëf ñu ngi lay fay. waaw yow maître de conférence nga assimilé ci droit public fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru keneen ki ñuy àndal ci waxtaan bi di Thiamba Seck ñu ngi lay nuyu monsieur Seck. Barthélémy maa ngi lay fay. waaw nekkoon nga fi député de it ku xam-xamam màcc ci wàllum question parlementaire yow lay tàmbali sax monsieur Seck ndax fii ba fii bu ñu xoolee liy xew boobaak léegi jàpp nga ne dañoo war a xoolaat texte yi jëm ci dindi malaanum kiirlaayu député yi. jërëjëf Barthélémy man je crois que problème bi nekkul sax si texte yi. parce que booy xool immunité parlementaire jaadu na pour député am ko. waaw parce que nag du citoyen ordinaire. tey bu ko amoon ku ne mën nga xëy porte plainte ñu daal jël yóbbu police. donc kaaraange boobu ñëpp ko d' accord dëkk yëpp la am ñëpp si d' accord beneen bi aussi mooy privilège de juridiction. privilège de juridiction am na sax ñoom duñ ko wax privilège de juridiction mais ñu ngi ko naan immunité de juridiction. mooy lan mooy yow fi ñu lay àttee bokkul ak fi ñuy àttee ñeneen ñi droit ko mooy bokk fi ñu leen di àttee là aussi loolu aussi xel mën na ko nangu. waaye Barthélémy affaire bi mi ngi nekk si député bi si boppam nekk assemblée nationale yaa may dégg. waaw foofu la nekk parce que est-ce que am na liberté boobu ba nga xam ne tey bu nekkee woteel bi nga xam ni moom gëmu ko. est-ce que dana mën def leneen. ni ñuy tànn député bi mu ñëw assemblée nationale liste yi ni leen def ba bu ñuy ñëw je crois que problème bi foofu la nekk je crois que c'est plus politique que juridique. donc je crois que foofu la nekk yow bu leen wóoree ne yow sa circonscription par exemple fu nu lan la fale sa circonscription. nga ñëw ba gagné daa am liberté bi nga xam ni daa am ko xam ni luñ la woteloo soit yow ni nga ko gisee rek noonu koy wotee. parce que xale heure bi yow boo fi jógee. naanaam daal dañuy wote sans pour autant ñu xam. non je crois que y a aussi cet aspect non du sax ñàkk xam mais li tubaab naan le fait majoritaire. parce que parti bi li fi indi majorité bi nga bokk daf ci am solo dañ lay jàngal par exemple nii groupe parlementaire bi nga bokk prolongement wu parti bi la. laa ko loolu boo ko dugalee si bopp lu parti bi ñëw bu ñëwee da nga koy voté mais fekkee ne yow li nga xam ne moo la indi si assemblée bi yaa dem si circonscription sa département gagné ñu woteel la xam nga ne aussi loo ëllëg si biir mën nga fa delluwaat gagnéwaat. te dellu si dana leer pour yow. lu ko problème bi loolu la mais kii yaa ngi député privilège de juridiction wala immunité de juridiction. ñëpp c'est d'accord parce que ça existe dans tous les pays du monde. d'accord dinaa dellu si waat ci yow tout à l'heure monsieur Seck alors docteur est-ce que bokk nga xalaat ak kii di monsieur Seck si l'on sait que député yi également ñoxor njaay rek ñu ne teggi nañ sama laanu kiir laay. waaw ni mu ko waxee noonu la amee maanaam droit pour nga comprendre lan mooy immunité parlementaire mooy que. puisque xam nañ ne ci population bi ñëpp mënuñu décider. bu fekkoon dañuy voté loi maanaam tey jii bu ñëpp mën a décider moo tax ñu ne léegi système bi ni wel mooy dañuy wut ay ñoo xam ne ñoo ñu taxawal ca maanaam assemblée nationale. ci noonu la demee maanaam léegi nag ki nga xam ne da nga ko yónni ci assemblée nationale doo def mbiri mbàcc maanaam nga bañ ko protéger ci loolu donc moom lañ defee maanaam unité parlementaire moo am. léegi nag immunité parlementaire mu ngi doon ne mooy li ñu ko waxee woon léegi ci wàllu tubaab. donc irresponsabilité mu ngi mooy que mu defee dara ci wàllu bu dee daa wote wala dafa wax ay wàllu xalaatam ci wàllu li muy liggéey maanaam kenn mënu ko maanaam jàpp ci watu kalamu justice. te tamit ma inviolabilité mu ngi tamit moom jëmmi boppam kenn mënu ko xoqatal wala nga koy séquestrer wala da nga koy def wala nga koy arrêter lu mel noonu. léegi loolu mooy immunité parlementaire léegi nag moom principe bi moom ñëpp ci d'accord maanaam koo xam ne député le représentant du peuple dafa war a am immunité parlementaire du ku jub du n'importe qui comme ni ma ko waxoon léegi du personne Ousmane Sonko wala personne Bara Mbacké qui est intéressante mais c'est juste ki nga xam ne moom la doon l'autorité c'est un représentant du peuple donc texte yi amul problème texte yi ci boppam
amul problème mais c'est tout simplement l'application politique des textes. on dit maanaam daal texte yi ni ñu koy doxalee politique daf ko lal ba mu ëpp. loolu dong la maanaam c'est-à-dire que problème bi yëpp mooy que dinañ war bu ñu bëggee maanaam mbir mi dox mooy que ne faaw ñu xoolaat ni ñuy fale suñu député. député warut a doon koo xam ne parti bi moo koy digal muy def. maanaam li ñu wax mooy lan nu ko tuddee mooy député du peuple mooy ki nga xam ne daa taxawal. askan wi ca foofu nga xam ne ñëpp mënuñu faa nekk. maanaam tey bu ñu ko doon misaal mooy que bu doon def 100 personnes ñu war a décider wala 1000 personnes ñu war a décider ci benn loi boobu mën nañu faa passer des journées et des journées te duñ décider dara. moo tax léegi ñu ne nag pour ñu mën a bañ a jël obstacle boobu ñu mën koo dépasser mooy que ne faaw ñu am ay représentants. moo tax commission bi sax commission ad hoc bi nga xam ne moo waroon a wax. noonu lañ koy tànnee maanaam kenn du dañuy xool ñi nga xam ne représentativité donc assemblée nationale la fa groupe parlementaire yi taxawee. noonee la ñuy tànnee. ñiy bokk ci commission bi waaw. léegi nag noonu la demee maanaam du question bi droit daanaka amu ci kii ndax. article 61 de la constitution dafa leer mooy que ne moom moo posé principe de l'immunité. léegi article 52 ak 51 du règlement intérieur de l'assemblée nationale ñëw leeral ko. wane ne bu fekkee ne maanaam député bi daa def lu na weng moom kenn du ko protéger. maanaam mooy li ma waxoon léegi rek procureur ci boppam moo war a xam pouvoir bi mu yor maanaam pouvoir bi mu yor du n'importe qui à n'importe quel moment lañ demander lever immunité parlementaire. te également les députés donc député da nga war a xam ne du sa collègue député dafa am ce qu'on appelle le principe de la solidarité. donc dafa solidarité du maanaam kee laa fa taxawal rek damay jouer ci volet politique bi mais deux choses lay doon. solidarité mais est-ce que solidarité boobu réellement am na. amul ndax parce que ku nekk sa parti ngay xool. parti ngay xool maanaam danoo demoon ba nga xam ne li nga xam ne moo fondé woon à parlement ñu sori ko maanaam bu ñu ko doon fondé mooy askan wi yëpp mënuñu dem di décider. di voter ba pare ñuy contrôler également l'action du gouvernement. loolu dong la maanaam gouvernement bi maanaam parlement moo ëpp légitimité maanaam moo gën a jege askan wi. maanaam parlement gouvernement président ba koy teg ngir mën a liggéey. d'accord kon nag maanaam loolu ki nga xam ne moo fi taxawal askan wi moo ko war a contrôler d'accord dinaa dellu si waat ci yow docteur Sànq ngir jeexal alors monsieur Seck l'aspect politique là est-ce que dina yomb pour ñu lijjanti ko si l'on sait que pratiquement lu jóge ci nguur gi rek bu yegsee majorité bi daanaka dañu ko comme lettre à la poste nu ko mën a waxee noonu est-ce que dina yomb pour lijjanti loolee. c'est difficile moo tax je crois que question wu immunité parlementaire ak privilège de juridiction. Je crois que ça, c'est des problèmes juridiques. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, par rapport à la levée de l'immunité parlementaire, c'est plutôt des problèmes politiques. Parce que dafa am ce qu'on appelle le fait majoritaire. Le fait majoritaire mooy lan dafa am ñu fa ëppale mais ñu fa ëppale ay nit nag lu ñu bëgg mu jàll dana jàll. parce que aussi député bi yow itam yaa ngi xalaat ëllëg su ma defee lii beneen ne du ma ñëwaat. xam nga boo xalaatee noonu aussi li la wax rek ngay def. contrairement dans certains pays nga xam ne yow da nga sa représentatif nga am ñëw si circonscription voté. dañuy privilégier des intérêts crypto-personnels. au détriment des intérêts du peuple. loolu la am moo tax formation bi xëy na affaire bi tànn bi war nañ ko xool le professeur wax na ko tànn bi daf ci am solo moo tax man ni dama yàgg wax ni samay intervention yi. Sénégal xëy na am nañu ay mathématiciens am nañu ay ingénieurs mais le problème au niveau du Sénégal c'est au niveau de nos institutions politiques. problème bi ni mu amee au niveau de l'Assemblée nationale la amee au niveau des institutions locales da nga ñëw kii ñoo bokk parti le maire c'est mon ami et cetera et loolu problème. maanaam daal politique bi dafa dem bay na saxal sax le bon fonctionnement des institutions. da ngay ñëw yow boo ñëwee doo toppatoo code d'électricité doo toppatoo article doo jéem a jàng. mooy le problème de la formation aussi daf ci am solo. parce que par exemple si je prends l'exemple d'un conseil municipal le contrôle politique est important. monsieur Barthélémy. yow boo mënul xam le budget si tu ne comprends pas le budget. nan nga moo tax wootee ëllëg le compte administratif. c'est pas possible. moi je dis que le problème c'est une question de profil et une question de formation et une question d'indépendance. ñett yooyu bu ragaloon on fera toutes les théories au monde. mais je crois que dans nos institutions l'argument politique est plus important que l'aspect juridique. D'accord monsieur Ngom. merci beaucoup monsieur Seck merci jërëjëf nekkoon nga fi député di it ku xam-xamam màcc ci wàllum question parlementaire docteur ma jeexal ak yow tey wan tànk la ñu war a mën a taxawee ngir lijjanti mbir mi. ngir lijjanti ko maanaam bu dee wàllu Ousmane Sonko bi rek mooy que ne déjà ni ma ko waxee woon seen confrère Walf yi. commission bi moom li loi bi wax daal leer 11 députés lay doon.
11 représentants boo xam ne ci fi ñu koy tànnee mooy groupe parlementaire maanaam la composition administrative de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée. léegi bu fekkee ne amuñu 11 députés yooyu ça veut dire que légalement la commission n'est pas constituée. En tout cas tey motuñu 11 ndaxte am na ñaar ñu dem. Voilà, donc tey du 11-9 lañu. Donc ça veut dire que tout simplement qu'il va falloir retourner vers donc les groupes parlementaires de l'opposition et des non-inscrits pour avoir d'autres représentants à la commission. Donc ce qui signifie tout simplement lorsque bi ma déggee léegi ñu naan commission bi dafa réunir. loolu ngir askan wi war ko xam mooy que du wàllu ci wàllu question levée bi la ñuy wax maanaam wàllu est-ce que dinañ génne ngiraan kir laay Ousmane Sonko. mais pour xam ne. Dans ces conditions là tout en sachant que commission bi motul. motul mais dañuy constater tout simplement est-ce que seen confrères yi seen collègues yi nga xam ne ñoo démissionné mais c'est juste pour constater la démission mais pas pour parler parce que ils ne peuvent pas instituer dans la mesure où ils ne sont pas complets. Donc c'est cela donc comme am na ñaar ñu dem il faut ñu trouver leen ay remplaçants balaay ñuy mën a liggéey. Voilà, donc venant, parce que la loi, l'article 34 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair. C'est-à-dire que toutes les commissions, donc les commissions, y compris les commissions ad hoc, sont constituées sur proposition des groupes parlementaires. Donc le président de l'Assemblée nationale ou bien la majorité parlementaire n'ont pas à donc proposer, c'est les groupes parlementaires qui proposent le représentant à la commission. Donc puisque les représentants qu'ils avaient proposés ont démissionné, ça veut dire tout simplement il va falloir faire d'autres propositions donc de représentants. D'accord, merci beaucoup, merci docteur Bara Amar ñu ngi lay gërëm. Merci docteur Bara Amar, maître de conférence assimilé en droit public ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar gërëm it Thiamba Seck nekkoon député di ko xam-xamam màcc ci wàllum question parlementaire mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi Barthélémy Ngom moo ne woon ci kaddu gi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi Abdoulaye Diop moo fare woon ci machine bi ci xarala yi nag Yacine Pouy gërëm Pape Omar Diaw ci régie bi gërëm it Alaaji Diogu Diène ci réalisation bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm mbokk yi te di ko sàkku ci yéen